benn waxtu jot sankam mbokk yi jaajëfal leen ci ànd beeg programme ITV dal leen jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi bokk na ci liñ fi nax a jukki di ñàkkum ndox mi ci Ndakaaru léegi tey mu ami saafara sedd lépp ndox mi yemook 200 junni ci mètre cube bu KMS 3 bu usine Kër Momar Sarr nara door ci atum 2020. filek booba askanu jàmm génn Sicap Mbao di laaj kañ la ñuy tàkkalikook mbalit nga fa jamono ji nag salte gaa leen tere neraw waral nag ñuy woote wàllu ci njiitu réew mi tàggat yaram Boy Niang 2 Lac de Guiers 2 tey la ñuy laale ndam li Pikine wala Guédiawaye taxawaayu ñaari mbër yi daañu amal jàngat li ci biir xibaar yi daañu wëyal ak yéen wërngël bi nga xam ne ñu ngi leen koy amal ngir xamale leen gox yeeg gox-goxaat yi tey ñu amal doxantu ci diggante Bargny Géej ak Rufisque waxtaane napp gi ak liggéey yamu àndal tey yemook fukki fan ak ñett di gaawoo ci weeru juillet atum 2019 bisimila ci xibaaru digg bëccëg gi. mu ngoog mbokk yi gannaaw ba ñu leen nuyoo xibaaru digg bëccëg gi dañu koy dooree nañu ko junjee ci bopp gi di ñàkkum ndox mi ci Ndakaaru kon léegi tey mu ami saafara askanu Ndakaaru ñoom nag léegi ñu yenneeku bile jafe-jafe ndax la ñu mën a jàpp mooy liggéey yi jëm ci KMS 3 di usine bu Kër Momar Sarr liggéey yaa ngi def ay jéego bile usine nag ñu fàttali ne lu toll ci 200 ci ay junni ci mètre cube la fas yéene séddale ci wàllum ndox li ni mel ñu fas yéene ko tàmbali ci atum 2020 démb nag xamle nañ ko foofee nag ca diwaanu Louga ci teewaayu Cheikh Hassana Fall. lu tolloog 200 kilomètres yu tegal fukk ak juróom benn lii de mooy yoon bi ndox bi jóge fële ca Lac de Guiers war a jaar laata moo yegsi ci sunu robinet yi fii ci Ndakaaru bi lépp ndox war a génnee ci ñetteelu usine pompage bu Kër Momar Sarr ab usine boo xam ne su fekkee ne ñu bari dañ ko yàkkamti mën nañoo xam ne lu des mu noppi bëreetul loolu. liñ fi gis dalal na suñu xel ay entreprise yu bare nga fi liggéey lu toll tamit ci junni doomu aadama mu ngi liggéey ci projet bi ñëpp ay sénégalais ci liggéey ci ëpp gis nañ ni ñaar fukk yoo jël mën nañu wax ni juróom benn fukk yi matal nañ ko ñu toll ci 60%. biir 2020 bala 2020 di jeex la liggéey bi yëpp war a sotti ba ñu taal machine yi. ab projet boo xam ne toll na ci 274 milliards ci financement bi mu war a jàppale waa SONES ba ñu am 200 000 mètres cubes bu ndox yoo xam ne bés bu yàlla sàkk day génn ci bi lépp usine mu doon loo xam ne day ëpp sax li KMS 1 ak KMS 2 daan joxe suñu leen boolee. bi lépp exploit su naree mën a ne dafay fekk ni waa SONES ñoom bëgg nañoo am seen ligne haute tension courant wu bopp buñ dul bokk ak kenn. li muy indi ci ndox 200 000 mètres cubes ëpp na day doubler li nga xam ni moom la ñaari usine gi fi nekk di defar di togg ci ndox. wante tamit courant bi relais ñu am ci ay jafe-jafe yu ndaw moo waral ñuy tabax fii lu ñuy wax benn ligne haute tension ñuy jël courant haute tension jële ko fële sa sàkkal. fédération bi ëmb association consumériste bu Assane Boye bii moom di rafetlu bu baax ni mbir mi di doxee ndax jàpp na ne dina am ab impact bu positif ci nan la ndox mi di ñëwee fii ci biir Dakaaru. li ma gis dal na xel. ku ma ne dinaa la yokkal ndox dinaa la yokkal qualité bi ba pare wan ma ne mun naa yomb ndax énergie bi tax lépp dox di nga ko defal sa bopp ñoddul ko sa bopp bu wóor na ma kuy na wàññeeku sama xel dina dal. ay matériel yu yees ay canalisation yoo xam ne qualité bi kese la bokk ci séentu boo xam ne fu sore lañ nekk. lii de mooy ab mélange boo xam ne waa Société nationale des eaux bu Sénégal dajale nañ ko ngir def lépp lu ñu mën ba jot 800 000 mètres cubes bu ndox yoo xam ne moom la ñuy séddale bés bu ne fii ci Ndakaaru ngir mën a jàppale boroom kër yi seen xel mën a dal.
ñeneen ñuy ut jàppale Cheikh Hassana Fall di askan ba yeewoo ca jàmm génn Sicap Mbao ñoom nag jamono ji mbalit bi moo lëmbee seen gox ba ñoom daal di mer ba futu nag ñu ngay woo ñi di njiit yi ngir ñu sóob seen loxo ci xeex ga ñuy xeex askan ba foofee ca jàmm génn Sicap Mbao lii di mbalit bi ca banlieue bu Ndakaaru bu dal njàcc. ku ñëw jàmm gën Sicap Mbao li ngay njëkk a seetlu mooy salte buy jaaba jonge ci mbedd yi. ñu ngi fii ci marché Samsam 3 fii salte bi bëri na fi lool. mbalit mi li ñu ci bëgg mooy ku ñu ci jàppale ba ñu jóge fi tey buur dimbali nu ba ñu defar suñu marché parce que bu ñu ko defarul dem poubelle lay doonaat rek. ngir xeex salte boobu ay ndaw yu dëkkee ci commune bu jàmm gën Sicap Mbao jóg ngir defaraat yenn endroit yi. mbalit mi mën na indi ay feebar mën na indi jafe-jafe askan bi fii nga xam ne tey moom la ñu taxaw boo fi ñëwoon ci at yi ñu weesu wala ci weer yi ñu weesu kenn mënu fi woon teg sa tànk mais yàlla dimbale nañu xeex nañ def suñu kéem kattan ba mbalit mi fi nekkoon ñu jëlee ko fii. ngir xeex salte bi jaaba jonge fii ci commune bu jàmm gën Sicap Mbao population bi ñu ngi ñaan autorité yi jàppale leen ngir ñu mën a jëlee salte bi fii. mairie bi moo doon jël njëkk a nekk ki war a njëkk a oo population bi taxawal leen def ay conseil consultatif de quartier fexe ba chaque quartier mbalit moo fa nekk mairie bi jëlee ko fa mais mairie bi tey vraiment bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax la leen ñor nekkul population bi la leen tax a jóg nekkul population parce que bu fekkoon ne population bi ñor na leen mbalit mu mel nii duñu ko gis ci dëkk bi di ko toog di ko seetaan. jàmm gën Sicap Mbao bokk na ci commune yoo xamante ne yu gën a salte la fii ci banlieue bu Dakar population bi di ñaan nguur gi ñu indi ay seeni moyens ngir génne askan wi ci situation bi ñu nekkee ngir ñu mën a xeex yenn jàngoro yoo xamante ne bu nawet bi jotee day faral di dal askan wi. ñii ñuy woowee contrôleur ak inspecteur du travail ñoom nag ña ngay sàkku ci nguurug Sénégal mu sàmmoonteeg la mu xaatimoon ci seen diggante ñeel nag gën a ñoŋal seenub liggéey li ni mel ñu ngi ko amaloon xaatim bile ci atum 2011 lépp nag ñu daal di koy becci tey ji ci suba gannaaw ba ñu doon amal ab ndaje ñoom waa Sintras ke leen teewal di ko yëkkati seen kàddu di Teen Gaye mi ngi ko yëkkati ci micro Amagor Robert Niang. signé nañu benn protocole 2011 ñu nag gouvernement bi bu ñu defee suñu grève pare beneen bi mooy pour jëmmal liggéey bi ci administration du travail rataxal diggante syndicat administration ak gouvernement bi lépp dañoo tegoon benn pacte boo xam ne day tax nit ñi dal tey waxtaan diisoo pacte boobu nag dañoo am lu gouvernement bi jëloon comme engagement ne dinañ yokk suñu jumtukaay yokk nu ñun suñu nekkin boobu leen nag ñu ngi xaar engagement bi depuis 2016 la ñuy négocier ak gouvernement bi def nañu ñetti tour benn de plénière ak ñaar commission point su bu nekk rendre conclusion ñu war a taxaw pour léegi nag finaliser boobu comment dire ces négociations yi boobu nag 30 mois tey jii ñu ngi xaar nag daa fu mu yem parce que aussi ba léegi def nañu ñu preuve de responsabilité mooy bëgguñu mettre le gouvernement à l'aise mais aussi syndicat aussi rôle mooy revendiquer. ñu waxtaanee leneen di ndaw yi nga xam ne dañuy faral di jël gaal yi ngir utali biti réew tubaab di ko woowee immigration clandestine ki nga xam ne moo di Ngoné Ndoye nekkoon jëwrin fii ci réew Sénégal ak itam Boubacar Seye njiital Horizon Sans Frontières ñoom nag ña ngay ñaawlu politique bi nga xam ne gouvernement bu Sénégal ñu ngi ko ci amal ngir xeex ndaw yi nga xam ne ñooy jël gaal yi ngir utali biti réew yile kàddu ñu ngi ko yëkkati gannaaw nag ba ñu doon teewee ab projection bu film bu kii di Khadima Ndiaye mu jagleel ko nag lépp lu jëm ci wàllum immigration clandestine di ndaw yi nga xam ne ñooy jël gaal yi di ngir utali bi ci réew ñu ngi ko amal bile projection bu film ci teewaayu Ibrahima Kamara. film bu Khadim Ndiaye bi ci ab immigration clandestine lay àddu muy jaar-jaar ak jafe-jafe yi ndaw ñi di jànkonteel bu ñu bëggee tukki di jaar ci yoonu suuf si ki fi ne woon jëwriñ bi ñu dénkoon wàllu doomi Sénégal yi yeewoo sa bitim réew di ci àddu. ndax xale yi ku ci jóge Sénégal da ngay jaar Bamako da ngay jaar Mali jaar Burkina jaar Niger fegee ji Libye pour jéggi ndox mi dem Europe Lampedusa via pour mën a dugg Italie. loolu mooy
réew yooyu ngay romb yépp bu ñu bokkoon toog waxtaan dinañ mun a indi luy mën a tënk xale yi ba xam ne yoon boobu bu dee mënul ñàkk itam dina wóor mais tey yoon bi wóorul lu nekk am na ci biir te nettali nañ ko loolu nag li ma ciy jël rek photo bu may teg ci kanamam mooy Union européenne ñoom loolu la ñu def. ki jiite Horizon Sans Frontières di ab kuréel buy sàmm àq ak yelleefu doomi Sénégal yenn sa bitim réew di Boubacar Seye di àddu si tolluwaayu tukki ndaw ñi ak jafe-jafe yi. En 2018 bi ñu nekk génn nii il y a eu plus de 769 morts en Méditerranée occidentale. Méditerranée occidentale moom mooy l'axe Maroc dugg Espagne xam nga donc chiffres yooyu jéggi na doyo ces chiffres sont alarmants am na ñu wax ni sax en moyenne gisoo ba léegi il y a des bateaux qui vadrouillent en Méditerranée gis nga tey jii xeex bi kenn du leen jël ñu ngi leen di rejeter fu nekk am na ñu wax ni en moyenne am na 11 personnes yoo xam ni chaque jour dina ñàkk seen bakkan ci géej gi. film bi di àddu si ndaw yi tukki jaare ko ci yoonu géej gi ak suuf si jéye yi ak jafe-jafe yi di gën di yokku saa su ne. xam nga nekk ci réew. Debout national di lu yees loo xam ne plateforme aar lu ñu bokk ñoom ñoo ko fiy taxawal ñoom bile plateforme démb nag la ñu doon amal ab ndaje ca stade Amadou Barry lépp nag ngir leerange ñeel nag lu jëm ci yorin bi wàllum pétrole ak reportage bi nga xam ne waa BBC def nañ ko takkal si kii di Alioune Sall ngir ñu indi ci ay leeral bile plateforme nag yemuñu ca ñoom ñooñu nag ña ngay sàkku ci Alioune Sall moom mi nga xam ne moo jiite mairie bu Guédiawaye ngir mu tekki ndombal tànkam El Hadj Malick Cissé moo teewe woon bi la ndaje ca stade Amadou Barry. waa aar lu ñu bokk Guédiawaye lañu gonte ci àjjuma ji ngir amal fa seen rassemblement ci esplanade du stade Amadou Barry. plateforme aar lu ñu bokk jël dogal teg lu ñuy wax debout national ñu ne lépp a war a leer ci suñu ressources naturelles yi naka noonu ñu càmbaraat bu baax contrat yi. xam nga Sénégal yàgg nañ fay dégg ay assises dégg ngeen fi assise de l'éducation dégg ngeen fi assise nationale dégg ngeen fi sitting ba tey dañoo nekk à l'heure du debout national xam ngeen debout mooy taxawaay donc ici à Guédiawaye lancé nañu à partir d'aujourd'hui le debout national. ñoom gi am ci pétrole ak gaz lu doy waar la mu nekk gis-gisu kenn ci membre yu Front démocratique social ak résistance nationale. Macky Sall doxandéem lay liggéeyal loolu mooy dëgg gi kon nag soxla duñ ko fii ci Sénégal sàcc na élection yi def la nu ko neex kon nag ñun danañu mobiliser nangu suñu pétrole ak suñu gaz ci loolu ngeen nekk. ndaxte Karim Wade dañ koo jox mu defar ba pare jël dossier am yóbbu ko naka mu dugg ci kër gi ñu jàpp ko yóbbu ñu ne Khalifa Sall ñu jàpp ko yóbbu accusation bu toll nii nga xam ne mu ngi jógee ca gan bitim réew normalement kuñ ko accusé dañ laa war a téye laaj la ba xam am na wala amul bu amul ñu bàyyi la su amee ñu seet li war ci yow ñu def ko. ci boobule rassemblement mbirum audition Aliou Sall ca division des investigations criminelles waxtaane nañ ko fa bu baax ñu jàpp ni maire bu Guédiawaye bi doon jàkkaarloo ak enquêteur yu brigade des affaires générales lu mu doon def du lenn lu dul théâtre. xëy na buñ taxawul woon dem justice sax du am xëy na buñ taxawul woon démission CDC sax du am loolu mooy njëriñu daje waxtaan donc loolu la xeex bi nag romb na xeex doomu aadama xeex nit dañu bëgg yoonal yorinu gànjar gi loolu moo ñu dajale fii tey te moo ñuy dajalewaat ëllëg. manifestation Guédiawaye bi ñaar lay tekki benn bi mooy que askanu Sénégal dafa def moomeelu boppam xeex ngir saytuwin bu mucc ayib amu Sénégal waaye ñaareel bi mooy Guédiawaye dafa nekk dëkk ci ki nga xam ne moom mooy Aliou Sall di rakk ci président de la République bokk ci ñi nga xam ne dañ leen tudd ci coowal pétrole bi dañ leen tudd ci luubal pétrole bi donc moo tax ñu am mbégte ñëw fii tey dooleel suñu ay xarit dooleel suñu ay mbokk. aar lu ñu bokk ni fas yéenewul dellu ginnaaw benn yoon plateforme bi di sàkku ci Aliou Sall mu tekki ndomba tànkam ci bopp mairie bu Guédiawaye naka noonu waa aar lu ñu bokk ni daan taxaw temm ngir teg ay section fépp ci commune d'arrondissement yu nekk ci réew.
Moustapha Cissé Lo nara bokk ci jongante ngir jiite palo kii li mairie bokk moomeel bu Ndakaaru di mairie bu Ndakaaru moom njiital parlement bu CEDEAO xam ne dina samp ndëndam ngir jiite bokk moomeel bu Ndakaaru Moustapha Cissé Lo nag yëkkati yile kàddu gannaaw nag janook taskatu xibaar yi ba mu doon amal ak démb ci teewaayu Moustapha Gabar Diop kon dañuy teewlu kii di Moustapha Cissé Lo ay kàddoom. bu dee légitimité ci sama parti wala muy ku sonn ci sa parti war na maa mën a laaj jiite mairie bu Dakar ma teel a wax ni candidat la bëgg naa jiite waa Dakar bu dee bëgg nañ maa jiital danaa joxe it moyens mën a dem ci élection boobu mais dama koy tàmbaleeg wax suma parti ñu jàppale ma muy président de la république bi nga xam ne dama koo lebal li ma ko lebal mooy daa bëgg président de la république man bëgguma ko ma topp ci gannaaw mu wutal ko mu am ñaari mandat ma nekk député joxuñu ma assemblée nationale jox ko keneen ma nangu mu des nag li nga xam ne ñi koy joxe ñi ngi ci biir quartier yi ak gox yi ñu war ci jëm ma dëkk Dakar muy dëkk bu mag te mairie bi Dakar bi di lu am solo ci dox bi ma ni jàpp naa man ak ñenn ñoo xam ne sumay xarit lañu ak ñu ma wóolu bëgg nañu soutenir sama candidature pour ñu dem ci élection. gannaaw politique waxtaanee njàng ak njàngale ak baccalauréat atum 2019 gannaaw résultat yi nga xam ne ay résultats yu yees la ñu nemmeeku ko ci pàcc bu njëkk ci bile jongante ñaareelu pàcc bi nag résultats yi tàmbalee génn kon démb la ñu nemmeeku ca centre catholique collège catholique Saint-Pierre bu jury ba di jury 1090 lu toll ci juróom-ñetti ndongo ñoom ñooñu nag jotuñoo jàll ci ñaareelu pàcc bi bile jury nag la ñu fa nemmeeku téeméer boo jël fanweer ak ñaar ñoo jot a jàll ci bile jongante ñaareelu pàcc bi baccalauréat atum 2019 Cheikh Sall. wërngalu baccalauréat édition 2019 résultat yi commencé naa root li nga xam ne moo xew ci centre collège catholique bu Saint-Pierre daanaka mën nañ ko méngaleeg li xew ci biir réew mi yëpp résultat yi daanaka dara baaxu ci waaye teewul ñi nga xam ne ñoo jot a am seen baccalauréat ci ñaareelu wërngal bi ànd ak mbégte lool. kontaan rek parce que c'était pas évident yàlla dogal ñu dem deuxième tour ñu nangu ko. waaw soulagement bu ngan kay ins bi kay ñun ñëpp soulagé nañ waaw au début tiitoon nañu mais après bi ñu demee ba concerté ak seen waa kër ça va yéewoon na. xam nga famille bi yëpp ay def bag ñëpp ay woote loolu rek da def loo stress kon le fait que nga génn si day soulagé nit yu bëri day voilà quoi da ngay kontaan surtout pour parents yi ak yow quoi. seeni waajur daanaka gunge leen bi ñuy wàcc seen bag ba léegi moo waral bi ñu yegsee fii ñoom it ànd nañoo mbégte. xanaa dundee ko ak stress bu metti rek parce que yaakaaroon nañ ne dina ko jàll ci premier tour bi vraiment parce que dafa jàng et daf ko mérité faf deuxième tour bi ñëw lépp rek ñu jël ko teg ko ci loxo yàlla faf yàlla def nii mu jàll ci deuxième tour bi ak mention passable mais ba tey baax na sant yàlla. juróom-ñetti candidat la ñu téye ci jury bi nga xam ne moo di jury 1090 président jury bi di ci dellusiwaat. tey nag yàlla dogal ñu joxe résultat second tour yi si 70 second tour yi 62 ñoo admis maanaam 8 ñoo ajourné si gàttal wax. après mun naa ne 32,67% premier second groupe d'épreuve. li tendance yi waneegun jamono ji moo di bagu ren bi daanaka résultat yi dara baaxu si pourcentage bi ñu amit nekk na loo xamante ni bi néew na lool fii ak ñuy xaar nag office du bac daal di joxe résultat yi nga xam ni moo gën a wér. addu ci wàllum cosaan ak aada ak artiste bi di doomu réewu Israël Michel Kishka moom moomee nag di amal jamono ji ab tukkib nemmeeku fii ci réewu Sénégal moom jàngalekat bi ci wàllum aada ak cosaan daal di won xarañteefam ay ndaw yoo xam ne ñu ngi bàyyeekoo fii ci réewu Sénégal bi leen ndaje nag ñu ngi ko amal ci mbébétu artiste bi di Kalidou Kassé waaye doon ab porox ndoll ci ndaw yooyu nag ngir ñoom itam ñu daal di jàng lu bari ci wàllum aada ak cosaan Osama Monique Sagna. artiste bi di Michel Kishka amal na ab atelier ak étudiants yi ne ci école tàggat ci ndaje bi peintre bi di Kalidou Kassé amal na fa waxtaan bu xóot. mu doon ci thème boo xam ne moom la ñu tuddee nit ñaar la multiplicité de l'être humain nit ñaar la mooy thème boo xam ne dañ ko développé pour wane ne ni ngay gisee nit di ko caricaturer ci premier abord bokkul ak soo toog ak moom parce que dañ naan bala ngay xam nit nga tukki ak moom
wala nga dëkk ak moom. muy atelier bu am njëriñ ci ndaw ñi. xale yi parce que su ñu leen jàppalee dinañ leen fixé dinañ am passion ci li ñuy def te dinañ jël temps def li ñuy war a def li ñuy def nag tey ñu ngi ko maîtriser parce que am nañ chance dajeek Michel mi ngi fi artiste bi mu won leen nan la def fan la jaar parce que war na leen ci biir jàppo yi depuis bu mu nekkee xale passion bi mu amoon ba tey ni mu egsee tey ñii suñ fi jógee mën nañu dem tey li ñuy def di ci dund ndax rédaction yi dañu soxla ay caricaturistes. atelier bi doon na it mbégte ci ndongo yi fa teewoon. atelier bi amal na ma importance trop parce que c'est pas la première fois daaw def nañ benn atelier avec Kalidou Kassé vraiment c'était magique parce que ça nous a permis voilà ñuy gën di am yeneen connaissance yoo xam ne xamuñu ko woon. yokk nañu lu bëree bëri waaw yokk nañu lu bëree bëri parce que tey mën naa ne lu ñu dee même bu ñu fi yàggul tamit jàng nañ as tuut loo xam ne si caricature loo xam ne xamuñu ko woon peut-être xam nañ ko tey donc dinañu may poussé boo xam ne suñu demee suñu kër daan xool gëstu wala ñu xool fu ñu koy jàngalee ñu dem gën ko jàng gën ko maîtriser pour gën a mën ko quoi. Michel Kishka moom it bëgg na ci xarañte bi mu gis ci artistes sénégalais yi. Il y a une chose que je vois c'est que ñoom amuñu lenn lu ñuy tiit suñu janook feuille blanche bi ndaxam ñoom seen xel màcc na ci lu ñuy def te mën nañ bu baax a baax ci liggéey bi ñu ne. Et une volonté de faire et de créer qui est très grande. Il y a des excellentes idées. ambassade Israël bi ne ci Dakar moo sooke ndaje bi ci njeexital bi artistes yi nga xam ni bokkoon nañu ci biennale Dakar bu mujj bi jot nañu seeni attestation ci loxol Kalidou Kassé. mu ngoog yegg si nañu ci xibaar yi ñeel wàllum biti réew daañu dem ca Mauritanie waaye itam Burkina Faso dañuy dem itam ci biti réew fële ca Somalie foofee nga xam ne nag Chebab yi xam ne nañ ne cong ba amoon ci benn hôtel ñoom ñoo def bile ñaawteef wërngal beeg Cheikh Sall. réewum Somalie la ñuy wutali ak cong gu metti gi nga xam ne am na fa ci benn hôtel boo xam ne moo nekk ci côte bi. googalee cong nag ñi nga xamante ni bii ñoo di Chebab yi wax nañu ne ñoo ko def lu ëpp fukki doomi aadama ak ñett ñàkk seen bakkan lopp it fanweer am ci ay gaañu-gaañu yu mit yoo xam ne neemeeku nañu ko googalee cong nag am ci ajjuma ji ci benn hôtel bi nga xam ne mu ngi nekk ci ville portuaire bi nga xamante ni bii moo di Kosmoyo nekk ci bët saalumu Somalie muy mel ni nag réewum Somalie ba léegi yi la Chebab ñu ngi woy di ub seen bopp tàggooguñu ak ñoom réew Mauritanie ab xaati moo déggoo dox na ci diggante jawriñ ji nga xam ne moo yor wàllum koom mi ak jawriñ ji yor wàllum koom ci réewum France ba ñu financé li nga xam ne moo jëm ci énergie ak développement durable ci réewum Mauritanie ci koppar yi toll ci $2 millions ci ay euro maanaam bu ñu xaymaa yooyu la koppar ci ugiya dina toll ci $200 millions yoo xamante ni bii dugal nañ ko ci réewum Mauritanie loolee nag daa mel ni ab gunge la boo xam ne waa France ñu ngi koy am ci réewum Mauritanie. njawa ngi dese ne xambin ci réewum Burkina Faso ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex li nga xam ne moo di terrorisme looloo waral nag état d'urgence bi nga xamante ni bi jàppoon nañ ko ci weeru décembre 2018 ba léegi mënaguñ koo bàyyi moo waral nag njiiti réew mi dolliwaat ci yeneen juróom benn weer yoo xamante ni bii amal nañu ko weer yooyu ñu dolli ci état d'urgence bi nag assemblée nationale bépp ci ànd te loolee dina wéy ba fukki fan ak ñaar ci weeru janvier atum 2020 lii di wane ne daanaka jéego yi nga xamante ni bii nguur gee ngi koy teg ngir xeex wàllum terrorisme bu ñu teg rek day mel ni dañoo teg beneen sa ginnaaw maanaam saafara gi ba léegi antoogul. wàllum tàggat yaram xam ngeen ko tey gaaw yemook fukki fan ak ñett ci weeru juillet atum 2019 ci la Lac de Guiers 2 ak kii di Boy Niang di laale combat bi nag askanu Sénégal ñu bëri daan nañ ko xaar comme ñoom ñooñee nag di joxe seen gis-gis ci bile combat dañu leen di teewlu ci micro Isidore Oumou Bikabou. mais Lac de Guiers Boy Niang que le meilleur gagnant parce que ñoom ñaar ñëpp ay doomu Sénégal lañu xam nga ndam li génnul Sénégal quoi. que le meilleur gagne quoi. donc dina neex moom vraiment dina neex moom. parce que ñoom ñaar ñëpp ay champion lañ quoi ñoom ñaar ñëpp ay champion lañ loolu moo tax quoi combat bi moom du yàgg waaw combat bi parce que ñoom ñaar ay champion lañu moo tax combat bi du yàgg quoi. kii mën a dóor kii mën a dóor ku jekk sa morom daal dóor xam naa ni. non combat bi moom nar na neex moom. waaw parce que Boy Niang c'est un jeune qui veut se hisser par force alors jaar ci kaw gars yi. te gars yi duñ ko nangul man un gars comme Lac de Guiers 2 ku am fula la ku am fayda la je ne pense pas que ce soit facile pour l'un ou pour l'autre mais nag je souhaite que le meilleur gagne c'est deux jeunes qui sont ambitieux
chacun veut aller de l'avant, alors je souhaite que le meilleur gagne. Boy Niang da koy daan te man loolu laa gis non da ko ëpp lépp dëgg la Lac de Guiers jàmbaar la et puis mbër la te dooyu mbër la waaye nag Boy Niang moom dafa pare pour lépp te day dooyu mbër ci lépp te gën koo nekk xale gën koo fere te lu ba mbulu dara na ko may daal mu jàll quoi te booy bi xale la na ko may sansam bàyyi ko mu jàll jërul sax mu fi nekk di discuter ak booy bi te li ma lay mën a xamal moom su yeexee rek ci Lac de Guiers la waaw te su gaawee tamit ci moom la waaw lu mu ci mën a doon daal moom Boy Niang pare na pour tout te da koy daan. Boy Niang 2 Lac de Guiers 2 ndam li Pikine wala Guédiawaye ak lu mu si mënti doon jox nañu kàddu Malick Thiandoum moom nag di journaliste boo xam ne dafay bàyyi xel wàllum lamb la mu ci gis nag mu ngi koy xamle wala moom nag la mu xamle di nag taxawaay bi nga xam ne ñaari mbër yi ku ci nekk war na koo am bu buggee am ndam ci moroma Malick Thiandoum ay kàddoom ba tey ci micro Isidore Mumbikabo. Lac de Guiers 2 Boy Niang combat bu nar a metti la. Combat bu nar a tactique la parce que dañu nekk ñaari mbër yu nga xam ne lu ëpp ci lu ñuy bëree xel la ñuy bëree ci biir combat am na sax ñu leen bàkkee ni ay mbër yu défensif la ñu dañuy taxaw di xaar lu bëri mais combat la bu nga xam ne jàpp naa ni ku ci ëpp sañ-sañ ci ñoom ñaar yaa koy gagné xeex mënu ci ñàkk déjà ku ci am défaite surtout bu fekkee ni Lac de Guiers la xam nga moom déjà mi ngi dans la cour des grands mais dafa am palier bu nga xam ne moo ko dese pour mu dem conquérir le titre de roi des arènes te li ko koy may tey mooy mu jël ndam ci kaw Boy Niang donc ñàkk ndam li dina retarder toujours progression vers le titre de roi des arènes alors Boy Niang aussi dafa nekk ci buntu cour des grands bi wala sax mi ngi ci biir ak configuration arène bi ni mu demee actuellement bëtam mi ngi ko teg ci Balla Gaye numéro 2 te li koy jotale ci Balla Gaye numéro 2 mooy mu gagné Lac de Guiers donc bu fekkee ni amul ndam ci kaw Lac de Guiers donc dafay delluwaat gannaaw xaaraat lu yàgg pour mën a dem conquérir reconquérir par exemple pour war a daje ak Balla Gaye donc l'un dans l'autre défaite arrangé wu ko ci combat bi combat la bu nga xamante ni examen de passage la pour ñoom ñaar ñëpp ku ci gagné am na fu mu la yóbbu mais ku ci ñàkk di nga xaw a am tuuti retard. jàngat li ci combat Lac de Guiers 2 Boy Niang 2 nara am tey ji ci ngoon wàllum tàggat yaram ba tey waxtaanee wàllum football ak Coupe d'Afrique des Nations atum 2019 équipe yi nga xam ne génn nañu ci jongante bi yooyu la équipe nag seen ay doom di dund fii ci réewu Sénégal ñoom nag di joxe seen gis-gis ci li des ci bi la jongante ban équipe la ñu fas yéene àndal bu gannaaw nag bi nga xam ne seen ay équipe génn nañu ci jongante bi di Coupe d'Afrique des Nations atum 2019 ay doxandeem lañu fii ci réewu Sénégal dañu leen di teewlu. Bon, le reste de la compétition vraiment j'espère que ça sera un peu difficile. lu des ci jongante Coupe d'Afrique des Nations yaakaar naa ni du yomb ndax Sénégal faaw rek ñu jaar ci kaw réewum Tunisie ba pare. Sénégal il sera en finale. ñeenti équipe yu des nag ci yile demi-finale man jàpp naa ni Sénégal moo ci mën. Pour moi c'est Sénégal qui est favori. waaw fii incha allah Guinée Sénégal la am Guinée yàlla def na dellu na ñu ci ginnaaw Sénégal yàlla na ko yàlla mbay nam li ñu indi ko fii feetee ko man de moo ma gënal keneen jël ko. parce que tey bu doon Sénégal fii la ñëw day xumba te ba pare foo génn affaire day neex waaw man loolu laa gëm quoi parce que équipe yi yàgg na dem ay quart de finale coupe du monde ay yeneen ak yeneen mais 2002 lañ mën a xam ne gars yi dem nañ coupe du monde voilà affaire dafa neex quoi man de chaque jour loolu laay ñaan yàlla quoi yàlla nañu yàlla indi ndam li ci jàmm salaam gaan ñu feetee ko jàmm ñëpp kontaan quoi sa xewal bi sawan baawaan. Mauritanie tamit ñoom i tamit seen lépp ci mooy na coupe bi yegsi rek coupe bi daal na yegsi moom loolu la ñu bëgg moom mooy ñu tàllal loxo la ñu tàllal loxo rek déggoo ci suñu bopp ci suñu biir loxo nañu déggoo rek ci yàlla mi nga xamee ni mooy may mu may ñu ñun diggante waa Mauritanie ak Niger ak Sénégal ñu tàllal loxo yàlla coupe bi yegsi rek. ba tey ci wàllum tàggat yaram ak CAN 2019 bi ñu waxtaanee njaayum mayo yi yooyu lay mayo nag jamono ji gannaaw ba Sénégal nag qualifié ci demi-finale yi ñii di jaaykat yi ñoom la ñu xamle moo di seeni Bamba mi ngi maase bu baax bu ñu sañoon Sénégal day dem ba final ngir ñu gën a gis seen bopp ci njaayum mayo bi Isidore Mumbikabo. ay bracelet wala sax ay maillot ci couleur équipe nationale du Sénégal
daanaka képp ku ko yor fu mu toll nii bokk lii nag doon li nga xamante ne njaaykatu mayo yi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. waaw gaa yi ngi koy jënd de njaay gën a ñëw nànk-nànk rek waaw si ngoon si rek lay gën a dox waaye suba si moom gaa yi nànk-nànk la ñuy ñëw. gaa yaay nii di wër client yi di wër nii ñuy jaay par benn rek wala en gros yooyu noonu la di nga jaayee 3000 waaw. daanaka ci lu yàggul dara compétition Coupe d'Afrique bu mu tàmbalee gis ñu woon benn client pour ñëw jënd si yile mayo waaye Sénégal bu mu qualifié ba léegi mu mel ni rek ñëpp a ngi giiroo yile mayo. non à part coupe du monde bi passé moom moo gënoon a dox quoi vraiment mais gars yi commencement bi dañoo xawoon a ragal mais fi ñu toll nii moom mooy Sénégal gars yi ñu ngi ñëw bu baax moom di ko jënd si vraiment wax dëgg yàlla. non xam naa loolu la doon xaar quoi dañoo xawoon a ragal mais fi ñu toll nii moom ñu ngi ñëw nice moom wax dëgg yàlla di ñëw di jënd bu baax a baax moom saa boo xëyee dañ si jaay lu bari engrais bi dañ si jaay loo xam ne mooy loolu quoi. yile jaaykatu mayo yi ci marché yi leen rek la ñuy naqarlu ñenn ñi nga xamante ne ñu ngi faral di jaay ay mayo di koy floqué di yóbbu seeni client. waaw ñooñu tamit waaw moom dañuy concurrencer quoi mais tamit affaire bi moom marché moom moo doy waar quoi ku nekk da ngay jël sa wërsëg rek wax dëgg yàlla mais ñun moom ñi jël sa wërsëg bu baax a baax vraiment waaw dañuy ñaan Sénégal dem ba final jël coupe bi quoi vraiment loolu moom wax dëgg yàlla waaw suñu affaire daal dox quoi vraiment. képp ku amul mayo Sénégal daanaka nekkoo supporter fu mu toll nii depuis Coupe d'Afrique bu mu tàmbalee ba léegi Sénégal lu muy gën a xuus ci compétition bi rek mayo yi di gën a jar lii moo waral jaaykat yi lu ñuy xaar mooy Sénégal yegg final ngir seen jaayu mayo gën a yokk. xam ngeen ko ci xibaaru njolloor si taamu nañu demal leen ci biir gox yeeg gox-goxaat yi ngir xamale leen ak yenn ci ay dëkkuwaay tey ñu dem ci diggante Bargny Géej ak Rufisque lañu fay waxtaanee di napp gi ak liggéey yi nga xam ne moom moo ca Lambo Yane Demba Tine moo dem foofee. diggante Tëngéej ak Bargny Géej soo dee xool sa loxo ndeyjoor su fekkee ne dangay génn Ndakaaru dangay faral di gis saxaar su takku muy gilli fu ne foofe nag ay yëngu-yëngu yu wute ñu am ca bërëb bi ni mel ndaxte bokk na ci lii ñu duppee farine de poisson ñu ko fay liggéey ak yeneen yoo xamanteel askan wa fa nekk ma nga fa di ko liggéey waaye nag léeg-léeg mu gis ca boppam léeg-léeg tamit safaan wa daal di am. ba avant ñu koy wax li ñu am matière première bi mooy déchets yi ah mooy bopp yi geen gi ak jën bi bopp yi ak geen bi déchets yooyu la ñuy jël on les met dans les sacs ñu wàcc ñu suti ko mélange ko dugal ko ci machine ñu broyer ko mu génneel ñu farine de poisson. usines yi defar aliment volaille dañuy soxla farine de poisson bi mais agriculture aussi dañ koy soxla. ñi di béy aussi dañuy soxla farine de poisson parce que dañ koy def aussi fumier quoi. bërëb boobee tam di dalal ay soxna ñoom nag ci keccax gi la ñuy liggéey lakk ko ci ab diir laata rek ñu koy dem jaayi kiliyaan ya fa gën a fës nag soo dee xool doon ñuy jóge ko ca bitim réew waaye àpp ba bëri na tey jilee lañ fay jëlee ca géej googee diggante Bargny Géej ak Tëngéej daan na dundal askan wa fa yeewoo mu mel ni tey safaan wa moo fa am. li ñuy defar dañ koy jaay saa nit ñëw fi wala Burkina yi jënd ka waaye dañ si mënta am dara ba ni liggéey ba tey maa ngi nii nar a màgget aw ma kër aw ma dara sonn ma nag samay morom ñun ñëpp a sonn. depuis presque bi ñu fi nekkee léegi mu mat 40 ans dara amuñu ko waaye ma ne ñetti téeméer lay doon ñetti téeméer ma tab dépasse. te saa nga perte nga liggéey ko ba pare faral say loxo jëli sa ñetti téeméer sa kër indi ko fii boo laa ngaa ñibbi boo demee nga perte looy lekk looy naan. nappakat ca ña nga fa bari fa lool sax waaye li mel ni mbaalaw fi la tournée yi ña nga ca bërëb ba di def seen ay liggéey ni ko lébu yi xamee ak naka lañ ko bëggee woon tey du ñoom kott ñoom ñoo fa ne waaye yëngu-yëngu ya fa am tey. ñu xëy di dégg ay coppite ci wàllu gaal yooyu ñu am ca gis-gis jàpp ne mën na safaanook li yoon wax ci wàllu liggéeyub napp te mën na am tam geneen njeexital goo xamanteel ñoom mool yi xaaruñu ko. waaye nag fi mu nekk dañoo manqué lu bari loo xam ne ni tey maire moo ñu war a dimbali wala état waaye jàpp nañu ne si dara
day ñëw rek wax seeni wax rek dégg naa dem seen ça fait 40 ans waaw ku ñëw da ngay wax say wax rek dégg naa dem su suba élection yi dégg ñëwee léegi dégg matériel yi cher na fi nekk mbaale gi cher na moteur yi cher na essence bi dégg cher na banti gaal yi aussi dégg mu ngi ni fi nekk arrêté nañ ko te gaal yi plastique yi ñëw fi bëgg a indi yooyu gaal baaxul mënul gaal yi fi la tourné parce que bu fekkee pour gaal baare na la loolu mën na ko waaye si gaal fi la tourné boo xam ne day dem ay 40 personnes 50 personnes léegi dégg gaal yi diggal plastique yi mënu ko boo si daanu da ngay dem yooyu gaal baaxul pour mool yi. ci bërëb bi ni mel ci fàttali nekk diggante Tëngéej ak Bargny soo dee génn Ndakaaru mu nekk sa loxo ndeyjoor foofee day ku fay romb léeg-léeg sax ngay fat sa bakkan ndax saxaar sekk yeneen xeet yu fay faral di gili waaye nag liggéeykat ya fa ne dëkk ak li ni mel te jàpp ne lay juuteeg ñoom seen ña ngi koy sàmmoonteeg kilifa yi nekk ca diggante ñaari gox yooyee furaas ci ay digge ya ñuy jot waaye jàpp nañ ne ñàq jëriñu te ña nga ca bu baax a baax ñu cay dolli naan bànneex ma nga ca gannaaw coono ba tax na saa su ne ña nga ca waar woowu. mu ngoog xibaaru njolloor si ci ITV ndar képp nañ ko xibaar yi day wëyandi ci www.emedia.sn léegi seen météo lay doon jaa ngeen jëf.